waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa leen di nuyu di leen ziare ñëpp di rafetlu teewaay bi ñëpp man maay Diatta Almami responsable conducteur des travaux installation lampadaire solaire yi au niveau de Kayar. waaw pour installation yi lii projet état la bi nga xam ne 50 000 lampadaires à travers tout le Sénégal donc Kayar bokk ci commune yi nga xam ne dañ ci bénéficier wu léegi moo tax ñu ñëw teg pour defal leen installation yi comme dëkk bi sooy xool. Insécurité bi bëri na fi et tout te ñëpp amuñu accès aussi à l'électricité moo tax solaire yi ñëw pour renforcer sécurité bi. lii comme soo leen déggee lampadaire solaire fu mu nekk nii Fonroche moom mooy fournisseur bi ANER moom mooy moo représenté état bi pour fonctionnement wu lampadaire solaire yi li ñuy installé la tey pour mu tàkkaat tey en même temps donc batterie yooyu yëpp dañ ko programmer et tout donc sous système GPS lay fonctionner. Batterie bu ci nekk bu tàkkee dinañ xam ak bu amee problème nañ ko xam mais au niveau de Fonroche te ñoom ñoo yor wàllum maintenance bi ak wàllum technologie bi et tout. xam nga balaa ñuy tàmbale bépp projet balaa ñu si def quoi que ce soit dañuy ñëw wax ak représentant état bi te commune boo ñëwee représentant état bi moom mooy la mairie donc mairie bi la ñuy ñëw ñu waxtaan ak moom ne ko parce que ku ci nekk bu defee lampadaire yi mbirum boppam. defe naa dina mën a gën a gudd fan ndax neexul tamit nga installé ko tey suba nga ñëw gis ko ñu mbëkk ko ndax njëriñu askan bi ñëpp la donc ku ci nekk ci war a taxaw ñu bañ a xaar ñu ne installé nañ ko nit mbëkk na ko kon dañ koy bàyyi noonu mais yéen a war a njëkk a porter combat bi comme ça ngeen gën koo sàmm xam ni que seen njëriñ la yéen ñëpp waaw yooyu yëpp bàyyi nañ ci xel mooy yi nga xam ne zone maritime yi et tout yooyu yëpp bàyyi nañ. séddale bi defe naa monsieur le maire mooy gën a jekk parce que man miinuma Kayar donc par axe man laay liggéey sous Google Maps. moom mooy gën a jekk pour mu leeral leen axe bu ci nekk nan la tudd ak nuñ ko ñoom séddale solo ñoom ordre de priorité yi nga xam ñoom ñoo gën a soxla lampadaire yi ak fi nit yi di gën a jaar daal. salaamaaleykum wa rahmatulah man na Modou Fall président association des maraîchers bu Kayar maa ngi ñëw fi teew fii ci li nga xam ne mooy matériel réception bi nga xam ne def ci affaire matériel solaire bi ñu def fii si commune Kayar. ñu gis ne mooy lu baax la wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla rek mu gën a yaatu ba gën a dox mais kenn ku ne xam na ni électricité courant bu jëmee ci wàllu jant. fi ñu toll nii daanaka moo xew ci àddina bi te ñëpp ngay daw di ko wuti kon su ñëwee commune Kayar dañ koy rafetlu bu baax a baax di ñaan yàlla mu gën a yokk mu gën a yaatu ba dugg ci àll bi ba li nga xam ne mooy carburant bi nga xam ne dañ ko utiliser ci tool yi mu gën a wàññeeku ba mbirum mi gën a yéwén. waaw comme ni ma ci fi maanaam lu rafet la lu ñu rafetlu bu baax a baax di ñaan yàlla mu gën a yaatu parce que ni mu amee nii ci dëkk bi suñu sayoon mu àgg ba ci tool yi ndax kenn ku ne xam ne ay at a ngi nii ci gannaaw lu mel ne ANER ak association bi mi doon liggéey ci wàllu nu ñuy installé courant ci àll bi ba wàññi gasoil bi ñuy lakk ci àll bi ndax gasoil bi wax dëgg yàlla dafa cher dafa métti ci ñun. waaw xam nga loolu mooy suñu problème Sénégal maanaam sàmm li nga moom parce que boo wax ñu aali buur la te alali buur amul fii ñun ñëpp ñooy buur yi ñoo moom lépp maanaam da nga koy gis ci dëkk yi nga romb bu ñu installé ay solaire nga gis panneau yi di daanu ñetti fan ñeenti fan mu yàqu kon ñun ñëpp nañ ko def ko suñu alal parce que buñ la indilee loo xam da lay leeral te kenn ko xam na ni leer dafa bokk ci li yokk sécurité lëndëm daa bokk ci li créer insécurité kon li ñuy sàkku ci askan wi mooy lii ñu def ko seen aali bopp kenn ku ne sàmm ko loo gis lu koy yàq nga taxaw ci fexe ba nga xam ni loolu du am parce que bu yàqoo sa alal nga yàq te kenn du yàq sa alal kon li ñuy woo askan wi mooy nañu fexe ba lii nga xam ne jox indil nañu ko muy gouvernement bi jàpp ci ak maire Kayar jàpp ñu fexe ba sàmm ko ba mu aaru ba nekk loo xam ne nii njëriñu Kayar parce que courant boo xam ne bii dafa jóge ci jant doo joxe facture njëriñ la mais li muy nekk njëriñ suñ ko sàmmulee ëllëg mën naa yàqu fekk ñu soxlawaat ko tey du nii mbir mi dafa yombe ni ñu ko bëggee nii mu yombe nii ëllëg boo ko salawaatee est-ce que dina yombe noonu kon li ñuy ñaan askan wi mooy nañu fexe ba sàmm ko aar ko képp koo xam ne li ko yàqal ñu taxaw ci bañ ma yàqu. ñu ngi ci liggéey bi parce que semé yi daanaka mën nañoo wax ni parce que jeex na te ñu ngi ci digg campagne bi fi may wax ne sax démb am naa information kon ni sax nooto am na ñu fa commencé récolter pomme de terre kon xam nga ne mel ni kon ñu ngi ci campagne bi di ñaan nag yàlla ya dimbali ba mu nekk campagne bu baax bu am réussite bu wutee yi fi amoon ndax mën nañoo wax ne depuis ñeenti at campagne yi pomme de terre campagne bu méttee métti la ndax li ngay daj bala ngaa am jiwu li ngay daj bala ngaa am engrais li ngay daj bala ngaa ñorol daanaka booy dee jaay da ngay rëmbaar coono bu ko ëpp kon ñu ngi soññi gouvernement bi di soññi baykat yi ñu taxaw parce que vigilance la laaj ñu ngi woo mboolem koy baykat muy organisation paysan ñu xam ne campagne pomme de terre commencé na coono commencé na parce que mbay mi ni nga ciy sonne ci jiwee engrais bi tamit noonu ngay sonne ci njaay mi te loolu gouvernement bi am na ci responsabilité fexe ba réguler marché bi parce que production nationale la waaye nag dañ ko réguler
ki am doole ki néew doole bu amee ci marché régulation amul rek. Kay semence bi am nañ ci problème ndax gis nañ ren nëb bi am ci semence yi bari na lool di jaay bi bari na lool te xam nga ni jënd si jiw pomme de terre ak na mu cher mu nëb kooku baaxul te gis nañ ni loolu lu ñu war a xalaat la bu baax a baax fexe ba nëbi jiw yi di wàññeeku parce que nëbi moom ren gis nañ ni métti na lool ci béykat ba Kayar gi daanaka am na ñoo xam ne seen tool dañ koy jiwoon mais dañ kaa toppaat jiyaat ko te loolu lu métti la ci béykat ndax ku ñàkk mooy pare la nga jënd nëb kooku tamit coono la. kenn ku ne muñal sa bàyyi sa xel sa morom rek yëpp mën naa sotti ñu ngi ñaan yàlla wàcce fi jàmm defal lu jàmm musal na ci seytaane lépp lu xeetoog moom seytaane yàlla musal na ci te lu waaye am yóbbu sa kër ñun daal bu ñu sañoon ku fi ñëw itam da ngay am loo am yóbbu sa kër ci jàmm ak salaam kenn bañu fee gaañu yàlla wàcce jàmm ci dëkk bi wàcce jàmm ci réew mi génne na ci jagadi gi am ci réew mi nga xam ne tey moo lëmbee ñëpp yàlla musal na ci wasalaam. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam man la Abdou Ndoye di président ASC Mbawane nekk opérateur économique ci commune bu Kayar. respecté rek ci mbir mi ndax ñu ngi remercier le président de la République ci initiative bi ñu am aussi tamit di jaajëfal suñu maire Alioune Ndoye di maire commune bu Kayar ci engagement bi mu am ak volonté bi nga xamante ni moom la bëgg a yóbbu fa mu bëgg a yóbbu Kayar lii nag njëriñ la mbégte la ci Kayar tamit ndax éclairage public moom vraiment nekk na loo xamante ni ci Kayar fi mu toll daanaka luñ ci def sax doyul mais nag ñu ngi ciy góorgóorlu fekkoon na fi ay programme yi am solo yoo xamante ni initié woon nañ ko mais waaye yàlla def na tamit ci seen ay démarches ñu indiwaat fi njëriñ bu toll noonu donc dañuy def lu dul rek rafetlu ko kontaan te xam ni Kayar moo ciy gagné moo ciy bénéficié moo ciy jëriñu ñun nag amuñu lu dul Kayar njëriñu Kayar moo ñu tax a jóg njëriñu Kayar kuñ ci woo ñu wuy si la képp koo xamante ni jóg nga pour liggéeyal Kayar tamit soo ñu owee ci liggéeyal Kayar ñu wuy si la vraiment ñu ngi wax ñëpp ni lii lu rafet la lii lu ñuy kontaanne la donc di ñaan yàlla mu yaatal ko ci yeneen projet yi nga xamante ni ñëwagoo ñu ñaan yàlla tamit yàlla jàppale ko ci ba fi mu bëgg a yóbbu Kayar yàlla dimbale ko ci mu yóbbu ko di wax rek ne Kayar moo ciy gagné et que commune bu Kayar moo ciy gagné ñu ci woo ñëpp yu mel ni ñu ñëw vraiment ñëpp wuy si ñu xam ne li teraanga la weññi nag boo gis si benn lay tàmbale ñu ngi ñaan yàlla mu yokk ba yeneen projet yeneen infrastructure ñu koy inauguré yu mel ni di fi bëri ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. askan wi xam nga tey surtout loolu am na ci solo trop ndax lamp yi macha allah jege na tali yi ñu xool ci borom oto yeeg ñi nga xamante ni ñoo yor ay charrette yi ñu maytu di ci stationné wala ñu ci takk dara wala leneen oto yi aussi tamit ñu xam bu baax de jege na tali yi bu ñuy seeree ñu xam bu baax ni ñuy def aussi population yi nga xamante ni tamit ñoo fi nekk ñu maytu ndax romb ko jàll rek dina ko muccal. yaa ngi dégg romb rek bañ ko laal dina ko muccal kon donc ñu xam ne ab niitukaay rek la ñu bañ di ko touché lu bari ñu bañ di ko laal ba leneen di ci xew ñu ngi jaajëfal nag monsieur le maire bu baax a baax si li nga xamante ni fa la taxawee Kayar gis nañ nag bu baax liggéeyam rafetlu nañ bu baax li muy def ndax weddi nag gis bokku ci gis nañ bu baax a baax ñi nga xamante ni mooy jàmm gën ba biir Perron gis nañ initiative tali yi kenn waxatu ko lamp yi kenn waxatu ko dëkkinu nit ñi kenn waxatu ko loolu lépp vraiment bu ko nit dee def Kayar dafa war a jóg topp ci ginnaawam ñaanal ko yàlla yàggal ko fi guddal fanam ba pare li mu mëbët ci Kayar yàlla sottal ko ñun daal loolu lañ koy ñaanal di xool lépp loo nga xamante ni rek développement Kayar la ñun ku ñu ci woo dañuy ñëw mais ku ñu ci woowul sax buñ ko déggee dañuy ñëw donc loolu moo tey suñu teewaay fii wuy si ko ci woote bi nga xamante ni teraanga la ci biir Kayar donc ñu ngi jaajëfal ñëpp di wax ñëpp daal vraiment Kayar rek moo ciy gagné bi saa su nekk jërë ngeen jëf. bon salaamaaleykum man maa ngi présenté man maay Mbaye Niang nekk conseiller municipal nekk président commission coopération décentralisée. bon lamp yi xam nga boo gisee mu ñëw Kayar comme ni mu amee ci yenn dëkk yi ci Sénégal dafa am lu ko jiitu te am na lu ko waral mooy que ab liggéey la boo xamante ne peut-être maire ak équipe am ak ay techniciens am def nañ ko ci wàllum sollicitation ak wàllum dox bu metti liggéey bu metti parce que c'était pas évident Kayar am ci lampe solaire yi ñu gis nii quoi parce que am na ñu ko soxla te amuñu ko donc bataille bu mu bataillé depuis pratiquement 1 an
moo tax mu dem ba mën a am chance pour bokk ci programme bi donc tey comme Kayar bu ñu amee lu mel nii dañ koy rafetlu d'autant plus que éclairage public ñun ñëpp xam nañ ni ci wàllum sécurité lim ciy joué amul leneen lu ko mën a joué parce que dëkk moom su leerul su lëndëmee rek insécurité day daal di bëri te ñëpp xam nañ ni insécurité moom baaxul ci population te population yi ñemewuñ ko arrangé wu leen. donc aujourd'hui suñu demee ba heure bii ñu am ko xëy na am na lu ko jiitu woon sax am na lampe yu jiitu woon mais éclairage solaire bi su ñëwee daf ñuy gën a dooleel daf ñuy gën a dimbali ci wàllum éclairage public parce que dafa bokk ci liy yaxanal suñu dund ñun population yi. kee bi xëy na ci programme bi jiitu woon gis nañ ci suñu bopp parce que déjà man li may génn guddi bariwul mais remarqué naa sama bopp man ma génn benn guddi ñëw ci kee bi gis ñu monter ay lampes. Éclairage boo xamante ni vraiment ñëpp a ko rafetlu parce que fépp foo xamante ni doon nañ gis ne day lëndëm ba yenn saay sax usagers yi dañ fay am ay jafe-jafe duñ fa ñeme tey jii loolu weesu na suñu ginnaaw donc man bi ma gisee loolu vraiment j'ai appelé le maire woo équipe bi félicité leen xam leen ni lii moom yàlla na jëm kanam li am solo nag mooy nañ xam ne buñ koy def Kayar lañ ko defal. Kayar lañ ko defal mais aussi population yi fiy tàbbi si ci diiru campagne bi ñoom lañ ko defal kon mun naa ne Sénégal gépp lañ ko defal d'autant plus que Kayar ku ne xam na ni pendant la saison de pêche pendant la campagne lieu de convergence la am na sax ñuy jógee dans la sous-région di fi ñëw di wut si seen i xéewal te toujours dañ ciy am satisfaction kon bu ñu demee tey ba def ba leeral site bi ba nga xamante ni bi tey jii vraiment fépp fu waay doon ragal ndax lëndëm tey ñeme nga fa loolu defal nañ ñu ko mais defal nañ ko ñëpp ñu ngi ciy sant di ci gërëm di ñaan yàlla suñu borom dooleel ñu ba lañ tàmbali woon ñu continuer ko ak éclairage solaire bi parce que bul fàtte ni brise marine bi am na doole boo xam ne day affecté appareil yi ba tout le temps dañuy jànkonte ak ay coupure électrique ay coupure intempestive te loolu su fekkente ne am nañ éclairage solaire danañu dimbali ba bu boobaa même bu coupure amee duñ ko sentir donc vraiment loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ci sant di ci gërëm di ñaan suñu borom mu gën ñoo dooleel ba ñu mën koo maanaam waabale mu egg ci dëkk bi yëpp xëy na du ñu mën a dajal fépp mais ñu def le maximum loolu vraiment rafetlu nañ ko trop te dina soulager bu baax a baax population yi ci wàllum. ñëpp di wax di joxe suñuy kàddu ak suñuy xalaat si liggéey bi nga xamante ne si nii monsieur le maire liggéey na ko durant bi mu nekkee si boppu dëkk bi ak léegi. ndax ku ne xam na ni état continuité la te franchement parler moom bi ko yàlla jubalalee mu nekk si boppu dëkk bi ba léegi du ma ni mu ngi def lépp mais mu ngi def le maximum di xool lu satisfaire population bi tout le temps ginnaaw apparemment rek fi mu toll nii ñu ngi wax si ay lampes solaires yu ñu war a installer si dëkk bi te ku ne xam na ku wax dëkk wax éclairage parce que Kayar en nomade dina recevoir si ay nit ñu bari ñoo xamante ne si nii. su éclairage amul rek lu ne mën naa am donc kon maire bi moom ñu ngi koy ñaanal yàlla ak di taxaw di ànd ak moom ci liggéey bi xam ni durant bi mu nekkee si boppu dëkk ba léegi mu ngi def le maximum li population bi soxla ci moom mu ngi koy def tout le temps. ñun nag ñu ngi lancé appel si population bi wax ni dëkk xëy na kenn du ko liggéey mbooloo ñoo ci mën a jàpp parce que ak maire bi rek rien ne ça ne va pas dara du dox bu ñuy wax dëkk waa dëkk ba moo tax ñuy wax te ku wax Kayar xam ni. ñu mën a góorgóorlu leen xam nga ñu bëgg seen dëkk leen kon ñu ngi lancé appel ñëpp di wax ñëpp nanu jàpp xam ni Kayar ñun ñoo ko moom Kayar dafa laaj développement Kayar dafa laaj pour mu dem ci kanam ndax dëkk boo xamante ne si nii foo ko tuddee si àdduna ñëpp xam nañ ko kon boobu dëkk chaque jour que jëfee daa war di évoluer jëm ci kanam ñun daal li ñu bëgg mooy képp koo xamante ne si nii Kayar waa nga moo xam yaa ngi fi wala yaa ngi bitim réew wala yaa ngi faneen partout dans le monde nga jàpp si xam ne Kayar ñun ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp. waaw Mbaye Deme notable à Mbawane. di ko rafetlu rek di ko rafetlu quoi parce que vraiment bokk na ci développement xam nga population dafa am solo ci njiit quoi muy maire bi population Kayar dafa am solo ci moom donc lii bu koy def population bi lañ koy defal donc ma ciy profiter vraiment di remercier maire bi ak équipe am bi yëpp quoi parce que lii moom vraiment lu jekk la lu baax la lu ñu séntu woon la et puis lu ñu rafetlu la. très sincèrement ab dëkk dafa war a leer ab dëkk dafa war a am ay jumtukaay te loolu gis naa ni mu ngi ciy taxaw boobu ba léegi te vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. waaw lamp yi moi je pense que ni dina gën a bëri jëm ba jàmm gën nag dugg ci dëkk bi yëpp ba dëkk bi yëpp leer te final loolu moom xam naa ni maire bi ngi ci kawam ak ay partenaires am ak équipe bi mu àndal yëpp te incha allahu rabi fii ak at ma xam ne wala ñaari at nañ gis ni Kayar am na beneen xar kanam.
ci biir rek ci kaw tali bi yëpp dëkk moom bu leeree rek neex a liggéey ci neex a ñëw. Taka conseil municipal Kayar dëkk Kër Abdou Ndoye. lampay moom xanaa kontaan ci rek kontaan ci bu baax a baax ndax yàkkamti woon nañ ko yàgg nañ ko bëgg te yàlla def na ñu am ko tey kon lu ñu def duñu def lu dul kontaan ci. waaw ñun waa Kër Abdou Ndoye am nañ ci 17 poto xam naa ne bu ñu sañoon ñu am lu ëpp loolu comme que affaire bi nii la demee nii la toll nii ñu jàpp loolu ba leneen ñu. waa Kayar mu xanaa di leen wax rek nañu gën a am seen confiance ci ñun ñu xam ne suñu équipe moom bëgguñu lu dul lu doxal Kayar avancement Kayar moom rek lañ bëgg lu ñu am ak lu ñu amagul yëpp bëgg nañ lu ëpp loolu lépp lu fi ñëw daal am nañu yéene amaat leneen lu ëpp lii. waaw man maa ngi tudd Pathé Mbaye man lañ chargé lépp loo xam ne mooy éclairage public bi si biir dëkk bi biir commune bi. loolu daal li ma si wax di gërëm président de la république moom ma nga xam ne moo ñu yombalal lii. ci kaw yombal bi it jox nañu ku nekk joxe nga say quota xëy na li ñu laajoon lépp jotuñu ko mais nag am na leneen lu ñuy xaaraat di xamal nag def nañu pression parce que soo gisee ki nga xamante sax moo jiite liggéey bi wax na pression bu ñu teg moo war a ñu ñëw monter si Kayar mais mënoon na feneen lan waroon a def mais nag kon ngeen xam ne kon seen maire mi ngi doon liggéey parce que ne kilifa yi si kaw ñoo leen def pression dem leen ngeen monter Kayar parce que c'est urgent. kon nag kooku ñu ngi leen si gërëm ñoom ñoo xam ñoo taxaw ginnaaw gërëm moomu ñu ngi si gërëm tamit sunu maire mi nga xam ne booba léegi ñu ngi si dox ak a wax. programme bi si teg mooy xam ne nit ñi du xaalis booy def seeni poste mais nit ki nécessité la pour mu am fu muy dem mu am sécurité si leeraay bi soit si ndox mi soit si yoon wi muy jaar loolu day yoon ñu taxaw si askan wi bu baax parce que askan wi loolu rek la ñuy xaar si du lu leen di jox lu ñu def seeni poste mais nag. nanu fexe ba li fu ñu jëm ñoom ñu am sécurité moo waral leeraay gi moo tax ñu taxaw pour fekk dëkk bi fépp fu waay dem fu yoon nekk rek moo am éclairage boo xam ne di nga ñemeñ fi ngay jëm. si ni ñu ko séddalee li ñu jox bariwul 100 la 100 yi fexe nañu ba si bi booy bi ma ànd ak moom ñuy def tiquetage ma expliqué nu muy demee ma expliqué dëkk bu nekk nu mu bindoo. si la ma ne amul problème dinaa fexe ba si liggéey bi dëkk yëpp su nekk di nga jot sa quota. waaw waa dëkk bi daal li ma leen kii mooy ku nekk foo nekk da nga xam sa alal la ku ko gis ni di sa def na ko sudul noonu boo si mënulee day ooteel fexeel ba jot maire yi wax leen ko wala nga jot gendarmerie wax leen ko lu daar kooku ñu mën a ñëw fekk foofu bu dee oto it ñu ngi leen di ñaan ñoom chauffeur yi surtout chauffeur yi frigo yi ñu ngi leen ñaan ñu dimbali ñu si bu ne stationné ñoo xam te ne stationné pour poto yi ñu bañ kaa laal parce que bu ñu ko laalee dañuy indil beneen jafe-jafe parce que loo xam ne dafa am garantie am na garantie boo xamante ni ñoom garantie nañ lépp ba mu des loolu kon nag suñ ko mbëkkee rek indi nañu maire bi jafe-jafe te ñoom la ñuy leeral kon yaakaar naa war nañoo mën a veiller si loolu baax surtout maa ngi interpellé ki nga xam mooy président chauffeur yi frigo yi mu gën a ñaax ay naataangoom si affaire boobu. ñu ngi leen di fay fii di fay nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla boo leen jégal te yàlla na yàlla may ñeegal lépp ak seen sago. waaw projet bi xam nga c'était destiné à certaines communes du Sénégal mais yàlla dogal na aussi ñun tam ñoo usé seen relation taxawaay bi ñu war a taxaw ba Kayar bokk ci les premiers à être servis am na beneen deuxième tranche bi war a ñëw mais dañu bëggoon première tranche bi ñu bokk ci boo defee aussi ñu mën a aspirer mën a bokkaat ci beneen deuxième tranche parce que aussi loolu mooy li nga xam aussi mooy développement ndax commune Sénégal ci Kayar Sénégal la bokk kon nag lépp lu ñuy joxe rek Kayar war na taxaw feeñ fës ba nit ñi xam ne ñun ci leen bokk ñu laaj seen wàll ñu jox seen wàll donc loolu nag daa donné 100 lampadaires solaires yoo xam tey jii moo leen commencé woon di posé tey te yaakaar naa dans 2 jours li ko daggee jàmm gën ba kenn ngay dem Péron yaakaar naa tali bi fépp solaire yooyu dafa taxaw mën a leeral ñoom ni mu doon demee ils avaient amené des techniciens bi ñëwee ñu parce que distance bi yaakaar naa 35 mètres la wala 40 mètres ça dépend de la position bi nga xam aussi fa la lampe yi war a nekk mais yaakaar naa fi ñu toll nii bi ñu commencé yaakaar naa këram doy am nañ 17 ci lampe yoo xam war na jaar ci tali bi dem na ba jàmm gën am na lu war a mat ay 7 wala 8 ñëw ko si Mbawane aussi am na Njoxob aussi am nañ 12 yoo xam war naa dugg biir Njoxob mooy tali Njoxob bi ci biir boo dagee boo gisee ba ci Mamadou Waa jëm ba ci biir Njoxob ci booru gi boobu aussi am na fi war a dugg ñeneen def ñu réparti ko ci biir Kayar muy kaw tali bi route principale yi ba kera ngay dem ba buntu kër kii moom bi Ousmane Sène donc yooyu yëpp Kayar moo ko moom Kayar lañ koy jox te yaakaar naa incha allah daal sunu demande bindaan nañ ko pour que aussi au niveau de la plage ñu ma si am yoo xam ne ci plage bi lay jëm on a usé de nos relations ministre yi jot a xam ak vraiment ñi nga xam aussi ñuy directeur ANER bi yàlla dogal ñu ab ku nu booleeg moom
ñun ñu may ñu ko jàmm te dafa xam nga ils sont trop chargés parce que aussi commune Sénégal yi bi leen war a jox mais daal ñun ñu def pression yi ñu war a def chaque jour guddeeg bëccëg suba ngoon ñuy woote ba ñu dugal ñu ci les premiers ay série mais bi aussi installation bi ñoom ñu ngi waroon def fi ni daal mosi côté yooyu lan waroon def mais daal on les a imposé ba waa ji ñëw sax jaata dani monsieur le maire mais yow lan la lu xew ma nekk ci lan mais daal man à chaque fois les gens m'appellent ni ma da ngay dem Kayar ngay dem les responsables les vraiment nit ñoo may woo ni ma il faut nga dem Kayar ngay dem loolu nag vraiment dama doon laaj yow lan la lu xew ma nekk non day relation la am rek relation la ñuy usé parce que aussi am na loo xam boo waxul pour la taxawoo li nga bëgg aussi doo ko mën a am wala ñu fàttali loolu moo tax vraiment ñu ngi santaat di gërëmaat ñëpp directeur ANER ak ñi nga xam aussi ñooy senuy collaborateur ak senuy connaissance ñoo aussi ñoo jàpp ci affaire bi ba vraiment ñu installé ñu war ñu doon installé moment bi ak coup projet moom yaakaar naa 100 millions mais aussi ñoom tam yaakaar naa ni lii ba xaalis yi bëri na et c'est pour le Sénégal 10 000 lampadaires 5 000 lampadaires le président andi woon donc bi mu ko indi ak projet bi jox waa ANER war a def quota répartition au niveau des communes ñun nag jox nañu 100 mais nag ñu ngi xaaral aussi beneen deuxième temps bi war a ñëw au début mois de 2021 bi bu ñëwee aussi ñu demandé waat defaat ay seen fexe ak seen lobbying pour mën a fexe bénéficier comme ni ma la plage de Kayar. waaw entretien bi déjà ñoom ñu ko installé ils ont une garantie de 6 ans boo xam saa bu lampe bi pare wala problème bu ci am fii léegi yooyu yëpp ñoom ñoo ñëw changé ko mais aussi ñoom li ñu demandé au niveau de la commune mooy ñu am benn protection pour protéger lampe yi parce que camion yeeg yooyu déjà ñun dañ def arrêté à partir d'aujourd'hui woo borom camion yi woo borom camion frigorifique woo ñi nga xam aussi ñooy transporter ñooy chauffeur yi woo waa gendarmerie ñu waxtaan ñu def arrêté parce que lii buñ ko laalee mën naa daan te bu daanoo aussi ñu dañuy perte te yaakaar naa loo xam ne ko defal pour askan wi yaakaar naa ñu war a ñëw di ko yàq donc trottoir yi moom déjà nañ def benn arrêté kenn bañ a te gaare ci trottoir yi parce que ci booru trottoir bi rek te boo gaaree mën nga ko yàq donc loolu nañ def arrêté avec la jox ko gendarmerie jox ko sous-préfet jox ko aussi ñi nga xam ñooy utiliser ñooy gaare ci tali yi muy borom frigo yi ak ñi nga xam ñooy mareyeurs yi pour ñu xamal leen daal booru tali bi léegi trottoir yi moytun kenn nga fi gaare parce que aussi dañuy bañ ñi nga xam moom lañ jox te aussi ñu bari soxla woon ko ñu jox ñu ko ñun ñu koy yàq boo xam te dañ def nag ay grille de protection yoo xam commune moo koy def pour mën a aar li nga xam ne aussi mooy yëf yi parce que aussi accident yi foofu toujours nga def prévention bi dañ def ay grille pour mën a wërale lampadaire bu nekk ñu wëri ko ab grille ko defee ñu mën kaa protéger mën koo aar mais daal ñoom ils ont une benn garantie 6 ans pour projet bi am boo xam ne aussi ñoom ñu def entretien bi ñooy def suivi bi lépp lu ci yàq rek ñoom ñoo koy def pendant 6 ans ñoom ñoo koy assuré waaw mais kàddu gi mu santaat gërëmaat waa Kayar c'est vraiment confiance bi ñu am ci ñun ko santaat gërëmaat conseil municipal ak ñi nga xam ne ñooy autorités ñooy notable chef imam yeeg ñëpp ci taxawaay bi ñu taxaw seen wet ak jàppale gi ñuy jàppale ndax Kayar gépp ñoo ci jàpp yaakaar naa lépp lu ñu def rek mu am réussite yaakaar naa déggoo ak manko bi waa Kayar ànd joxante loxo bi ñu joxante loxo moo tax yàlla di dimbali à chaque fois bu ñu soxlaa daal loolu mën a yomb ñu ngi ñaan nag ñu continuer ci loolu ndax fi ne ni liggéey moo jot kon nag ñun ñëpp ñu ànd liggéey bu ñu liggéey lépp lu am rek Kayar am ñu ñëpp ñoo ko bokk ñu koy partagé te loolu aussi moom leen di ñaan nit ñi collaboration bi jàppoo bi entente bi déggoo bi ñu jàppalante bu ko defee aussi bu ñu demee ba li nga xam ne nii mooy élection kenn ku nekk la nga xam nga mën faa dem mais fi ne ni liggéey moo jot dañuy ñaanal waa Kayar ñu àndaat ci liggéey bi ñaan nit ñi aussi ñu gën ñoo ñaanal gën ñoo jàppale parce que lépp luñu liggéey Kayar moo ko amuñu fi dara dañu fiy jaar dañuy dem à la mais aussi bala ñuy dem rek ñun li nga xam aussi moo ñu sant ci liggéey ñu war kaa def waaw